asalaamaaleykum mbokk yi di nuyoowaat di wax man maay kan man maa ngi tudd monsieur Omar wala ngeen mun ngeen maa woowee monsieur Doumbia donc maa ngi nuyu ñëpp ku ci nekk ci turam ak santam. So hello everyone, this is Mr. Omar or Mr. Doumbia. So I'm saying everybody welcome back. So tey jii lu tax ma bëgg def vidéo bi mooy dama bëgg rek waxtaan tuuti ci wàllum jàngale anglais ni ngeen ko comme ni ngeen ko mënee gis ci titre bi lu waral ma ñàkk mën a làkk wala ilaa ma dégg anglais njàngum anglais làkk la boo xamante ne wala bépp làkk boo gis dafa am ñeent yi moom la ñuy woowee four skills mooy les 4 compétences mooy reading, writing, listening ak speaking. So in English, you have 4 skills, right? So you have the reading, the writing, the listening, and also the speaking. léegi nag Sénégal man dama cee def benn saytu bind naa sax benn article après dinaa ko publier suñu site boo leen demee ci partie blog ngeen lire ko maanaam Sénégal tey jii boo gisee di nga gis nit jàng anglais depuis 6e imaginez 6e ba terminal rek ça vous fait 7 ans maanaam juróom ñaari at. nga jàng ko anglais nit ki pour mu def phrase orale bu jub sax problème la te pourtant souvent day mën bind anglais wala bu liiree texte mu comprendre ko mën a répondre mën a def la grammaire mën a def la conjugaison mais pour mu làkk-làkk bi problème lay doon wala nit bu waxee pour mu dégg problème yàlla bu mu tombé ci ki nga xamante ne daa jóge ci réewu tubaab bi maanaam mu nekk ab américain wala mu nekk ab benn maanaam british waa ji day am problème pour mu mën a dégganteeg ak moom. léegi nag tey ji ci loolu lañu mën a wax leen lu waral loolu noonu ak tamit lan moo war a doon saafara yi. So for today we are going to talk about how come sometimes like you can see somebody who's been like learning English for like over 7 years, right? Because in middle school we have 4 years in Senegal and then high school is 3 years. So altogether it's 7 years of learning English. But the problem is those people, they cannot express themselves in English. Or if a native speaker is talking to them, they're not able to understand or decipher what that person is talking about. So it's really hard for them to hear and also speak the language. And sometimes they can be really good at the grammar rules and reading a text and then having the comprehension and all those things, but they cannot speak the language, they cannot understand the language. So today, that's what we're going to talk about. Why is that happening, right? Donc nag tey nag ci loolu la ñuy waxtaan léegi li may njëkk a wax mooy Sénégal ñeenti compétences yi boo xoolee 90% ñun dañ koy consacré ci reading ak writing mooy mbind mi ak la lecture mooy lire di jàng maanaam ngay lire ci 90% yi ci yooyu lay consacré wu. léegi nag bu ñëwee ci wàllu speaking ak listening muy doon yeneen ni compétence yooyu daanaka dañ ko ñàkkal solo foofu noonu ca Sénégal rare na ngay gis professeur anglais boo xamante ne day rey boppam ci loolu parce que loolu day demander yeneen forme activité yi ngay war di def ak yi nga xamante ne ñoo nekk say ndongo. So now what happens is when it comes to Senegal, there people like 90% of the schoolwork or the classwork, it's only focused on let's say just the reading and the writing part, but not the listening and the speaking. Because for listening and speaking, there are like specific activities that you have to be doing with your students. But if you do not do so, that's why they're not able to speak or even understand the language. And it's very rare to see like an English teacher really like spend their time on those skills, which are like really important because we learn a language because we want to speak it, to understand it, also write it and read it, right? léegi nag may wax nag ci tàmbali may wax nag ne ñàkkum jàngale pàcc woowu noonu mooy listening bi ak speaking bi mooy tax nit ñi duñu mën a làkk-làkk bi mooy tax bu nit waxee ñu ñàkk koo dégg. donc mu nekk mbir bu am solo lool ci biir jàngale bi te ñun duñ ko def. léegi nag lu tax ñu ñàkk koo def man damay jàpp ne yenn saa yi situation yi wala condition yi ñooñu ko dul may parce que da ngay am classe yoo xamante ne day bëri nit
ay classe yoo xam te ne 50 élèves 60 élèves pour nga def yenn activités yi day xaw a metti parce que listening ak speaking pour que nga jàngale ko dafa metti parce que day laaj ay activités comme ay role playing xam nga andi sa rajo sa magnétophone teg son di def lu ñuy wax ay texte manquant ñu war a fill in yu demee noonu day metti pour nga def ko ak un nombre pléthorique. Right? So sometimes why it is really hard for teachers to do that is because of the conditions that they're teaching in. I mean, the problem is sometimes you can have a very, let's say like you have so many students in your classroom, sometimes 50, 60, 70, and it's really hard to really practice all the activities. Like for example, role playing or having a song, and then you have those how that is called, like you have those texts and then there are some missing parts and then you have to fill in the missing parts, stuff like that. So it's really hard for teachers to really do those kind of activities. That's one thing, right? Léegi nag beneen bu ci topp bi tam mooy ne listening ak speaking, franchement man li ma gis mooy moom lañ war a gën a mën a jox wàll que ay reading ak writing. te lu tax ma wax loolu mooy xam nga enseignement c'est une science dañuy étudier même le cerveau de l'apprenant. xale bi naka lay percevoir xam-xam, naka la koy déggee, naka la koy gisee. moo tax gis nga ay sciences yu ci mel ni ay linguistique ak yu di demee noonu dañuy étudier la partie cognitive maanaam xale bi pour xool naka la mën a def pour jot information. léegi nag maanaam nag ñun dañoo war a concentré wu ci loolu noonu waaye duñu ko def. ñun tout le temps ñu ngi ci reading ak writing bañ a def listening ak speaking. ma jox leen benn exemple bu simple bu terre à terre. xale bu juddoo ci bërëb kenn du ko jàngal làkk bu nga xamante ne moom la nàmp, kenn toogalu ko ci ban nekk ko ci wolof nii ngay waxee lii buntu la toog la jëf di ko jàngal déedéet. nit ñi nu ñu nekkee ci wetam di wax muy dégg muy màggaaleeg loolu dañuy gis ne xale bi buy dem ba tàmbalee wax 4 ans 5 ans muy wax day jékki-jékki di wax te xamul te kenn musu kaa jàngal làkk bi. léegi nag bu demee ba sa njëlbeen bu demee ba ca kanam xale gi mën naa dem école jàng nag loolu noonu mu xam mu nekk une connaissance mën naa ne innée et non acquise. xale bi nag mun na dem jàng nag léegi mooy grammaire bi ak conjugaison bi ak un peu plus de vocabulaire. kon je pense que wax bi ak dégg-dégg bi moo war a jiitu que bind bi ak tamit lire bi, mais ñun on le fait pas. xale ak fu mu munti juddoo làkk boobu lay làkk te pourtant kenn yóbbu ko école jàngal ko làkk boobu pour que mun koo dégg ak pour mu mën koo wax. donc nag dañoo war a franchement farlu ci di làkk bi di ko làkkloo nit ñi, di def ay activités yoo xamante ne day tax nit ñi di dégg làkk bi. et puis aussi tamit en dehors de l'école ou bien en dehors des classes xale bi ci boppam lu ko war a mën a wër yëpp daa war a nekk en relation ak làkk boobu muy jàng. mooy par exemple anglais bi, moo xam film lay seetaan, moo xam rajo lay déglu, moo xam documentaire lay seetaan, moo xam ñu muy waxtaanal. il faut que maanaam xam-xam boobu noonu mu koy pratiquer di ko pratiquer pour que mu mun a li ñu koy waxee assimiler li nga xamante ne mooy làkk woowu. waaye bu fekkee ne tout le temps day ñëw true or false, je sais pas what is the main idea of the text, nangam ak nangam, yooyu c'est très mécanique, c'est très mécanique. dañoo war a ñëw rek tàmbali wax. am na benn américaine dafa nekkoon membre Peace Corps, mooy ñu ñuy wooyee waa Peace Corps, mooy corps de la paix. daam bi ñëwoon na foofu sa Afrique yàgg na, am na 30 ans ci ginnaaw. léegi mu bëggoon delluwaat Afrique, mu bëggoon ma jàppale ko daal ma defaraat français mag yooyu noonu. mais daam da doon lakk français yu leer sax, ma koy wax fii changer lii defal laa. mais ma dem ba benn bés ma wax ko benn moo déggul moo bi daal. mu ne ma lan la, ma ne ko noo xaaral ma bindal la ko. daam mu ne ma noo man mënumaa lire français. ma ne ko lan yow li ngay làkk ci français yow dégg mënoo lire. mu ne ma man mënumaa lire français. man kon yow noo def ba jàng français. mu ne ma déet, man avant ñoo doon bokk ci Peace Corps bi dañ ñoo defal formation bu intensive, maanaam di tegle ay heure di jàng. mu ne ma bu ñuy def formation yooyu noonu dañ doon ñëw rek di làkk, amul bind amul lire, làkk la, lépp làkk la, dañuy ñëw di wax.
bu ñuy añ ñu ngi koy wax bu ñuy def pause café ñu ngi làkk-làkk bi ak lu ñu mënti def mu ne dañu dugaloon mel ni ci benn genre bulle rek làkk bi lañ doon pratiquer di ko pratiquer mu ne ma ci benn 1 mois ñaari weer dem nañ ba ñoom di làkk bi di làkk français daam bi day waxtaan ak man français mu ngi wax may dégg mun naa ko wax mu dégg xanaa yenn saa su ma xawee gaaw tuuti lay ñàkk dégg li may wax mais franchement mu am niveau koo xamante ne jàng na par exemple anglais 10 ans man gis naa étudiants yoo xamante ne am nañ seen master ñu ngi ci département anglais am seen master mënuñu làkk anglais mënuñu ko wax te nit bu waxoon anglais tamit mënuñu ko dégg donc ça c'est un problème mënoo nekk Sénégal ngay jàng làkk depuis ñaata at 14 ans parce que 6 ans 7 ans lycée nga dem université am sa licence wala sa master muy 4 ans wala 5 ans la sax 5 ans plus 5 plus 7 muy 12 ans mënoo làkk bi mais loolu c'est du gâchis man comprendre ma naka la loolu mën a nekk naka nga may def 12 ans ci benn làkk yaa ngi koy jàng munoo koo wax munoo koo dégg wala boo ko doon wax tamit sa prononciation baaxul néew ma accent mais je parle de la prononciation mooy avec la phonétique et cetera munoo koo làkk la làkk bu jaar yoon loolu du yoon donc dañoo war a revoir suñu façon de faire léegi nag avec jàng fi nga nekk peut-être beaucoup ils seront surpris bu ñu ñëw di jàng anglais duñ leen nekk fa li nga xam te ne moom la ñuy teg ca kanam mooy làkk bi ak dégg ko wax ko nga dégg ko tout le temps rek wax bi dégg activité yi ñu def yëpp ça tourne autour de listening et speaking dinañ def reading ak writing parce que ci la bokk mais à 90% maanaam ñun dañuy changer we are going to flip everything we're going to flip everything over so we're going to do speaking and listening and then reading and writing but more so speaking and listening but not reading and writing that can come later donc reading ak writing loolu mën naa ñëw après na nit ki jàng ba pare nu muy parce que bu génnee ci biti du jël ay bloc note di bind I want to go to the market et mu koy wane làmmiñam lay utiliser parce que on parle plus qu'on écrit dans notre vie quotidienne normalement on parle plus qu'on écrit parce que tey wax moo gën a gaaw ko bind tey ji sax ngay wax ak nit ci WhatsApp nga koy bind message gis nga ni muy jëlee temps ngay bind bien vrai que tey ji technologie avancé na àgg foo xamante ne daanaka mën nga bind portable bi comprendre te taf nga envoyé ko mais ba tey nga envoyé parfois vocal moo gën a gaaw benn ñaar moo kooku ci lay gën a comprendre yow li ngay wax parce que même texte yi ñu ngi créé nañu ay emoji et cetera mais ba tey wax bokkut ak bind ba tey waaw parce que tamit bind day des mais boo waxee nit ki day dégg est-ce que yaa ngi gis donc nag moo tax ñun dañuy focaliser wu ci wax bi beneen bu ci topp mooy def naa benn cours dugal naa ko ci suñu compte YouTube mooy phrasal verbs yi mooy des expressions idiomatiques ou bien des verbes qui sont suivis d'une préposition ou bien d'un adverbe ou bien les deux yooyu képp kuy américain dañu koy utiliser maanaam à flot et en abondance tout le temps dañ koy utiliser yooyu nag boo ko xamut boo ñëwee taxaw ak ñoom loolu tamit day tax da lay gën a réeral doo dégg lu ñuy wax phrasal verb mooy par exemple su ma jëlee verbe to turn xam nga mooy tourner to turn mais to turn boo ci yokkee préposition wala adverbe day changer sensu verbe to turn am nga to turn boo nee turn nga yokk ci on to turn on mooy nga taal nga taal par exemple turn on the light mooy taalal lamp yi turn on the lights mooy taalal lamp yi turn off the lights mooy fayal lamp yi xam nga boo ne par exemple turn in boo yokkee turn nga dugal ci in turn in mooy nga delloo mbir comme par exemple ñu joxoon la un devoir à faire léegi you are turning in your homework yaa ngi remettre ou bien yaa ngi delloo li nga xamante ne moom nga liggéeyoon am nga turn out mooy mu dem ba soppeeku doon leneen things turn out to be very unpleasant donc mbir yi daa dem ba après daal
mujjee soof mujjee mu ñàkk neex xam nga turn away mooy mooy nga delloo nit ki muy ñëw nga koy nga ñàkkal ko kersa wala yu mel noonu turn down mooy par exemple nga refuser yaa ngi gis am nga turn up sax ak am nga turn up tamit ak amaat tamit turn down turn up mën a nekk yokku turn down mën a nekk wàññi turn down tamit mën a nekk maanaam nga refuser par exemple my application was turned down donc dama doon def demande ñu refuser ma ko di gis nga am nga turn up turn down turn in turn out turn off turn away dafa bëri verbe boo ci jël rek mën naa doon phrasal verb see je sais pas see you in see you off bëri na donc te loolu y a des centaines de milliers pour ne pas dire des millions et personne ne les maîtrise pas tous mais luy wax ji mooy il faut nga koy pratiquer yooyu boo xamul phrasal verbs yooyu noonu doo mën a dégganteeg ñi nga xamante ne mooy les natifs troisième ponk bi mooy lan mooy la phonétique tamit boo leen xoolee dañ ko ñàkkal fayda Sénégal tam phonétique jàng parce que làkkum anglais les accents sont invisibles xam ngeen en français dañoo am ay accent da ngay gis accent aigu accent grave accent xaw ma circonflexe mooy accent chapeau accent tréma etc. Donc les accents sont visibles sur les lettres alors que les accents en anglais ne sont pas visibles mais les accents sont sonores donc selon la disposition des syllabes si ngay mën a si ngay porter l'accent moom la ñuy wax the stress okay where you are going to put the stress on the first syllable on the second on the third mais maintenant ça dépend du mot ñaata syllabe la am donc fan ngay porter le stress moo tax yenn saay tamit nga làkk anglais bi ñàkk jub wala nga wax kooku du la dégg parce que dafa mel ni ci olof tey dama lay jox benn exemple très simple mooy boo jëlee mot xaar xam nga am nga xaar am nga xar est-ce que yéen a may dégg bu baax am nga xaar mooy wait mooy attendre xaar maa ngi lay xaar ci biti am nga xar mbee en tant que un mouton xar am nga xar mooy fendre et est-ce que vous voyez c'est comme des homophones en fait mais selon intonation bi may am selon accent bi yow mi dégg olof su ma waxee da ngay xam lan laa bëgg a wax et si yi dégg xam nga xaar ak xar uute na xam nga ne mais gis nga noonu mu koy waxee rek accent noonu la américain bi tamit di làkkee làkkam nga war ko déggee noonu yow tamit boo ko waxeewul noonu du xam exactement lan nga bëgg a wax donc ñetti ponk yi néew ma donc moo nekk ñetti ponk yu tax ñu ñàkk mën a làkk anglais ak ñàkk koo dégg waaye doon na ñetti ponk yoo xamante ne am na importance lool ci njàngum anglais ba sa jiitu mooy prioriser listening ak speaking ba ca topp mooy phrasal verbs ba ca toppaat mooy la phonétique waaw ñett yi daal xam naa ne buñ ci farlu woon suñu njàngum anglais tane bu baax dégg naa ne dañuy introduire anglais léegi ci primaire beeg yooyu noonu mais war nañ cee farlu bu baax a baax ñetti ponk yi laa wax mais am na YouTube am na yeneen mooy par exemple le visuel parce que nit am na ñoo xamante ne je pense que à 65% ou bien à 70% nit ñi ku nekk ni ngay jàngee nee nañ les hommes sont par exemple l'être humain est beaucoup plus visuel c'est-à-dire nit ki muy jàng di gis lay gën a comprendre que muy jàng di dégg am na ñoo xam ne nag moom bu ñu déggee rek comprendre nañ mais am na ñoo xam ne il faut ñu gis am na ñoo xam ne il faut ñu laal they are tactile like you know donc bëri na ay affaires yoo xam ne bu ñu ko boolee dina mën a gën a sukkaliwaat suñu njàngum anglais loolu daal laa gis ne moo nekk problème yi ci jàngum anglais te buñ ci taxawee incha allah je pense que dinañ am de bons résultats te fii nag si jàng fi nga nekk pédagogie boobu noonu la ñuy adopté ñu ci nekk déjà ñu ngi ciy gis seen bopp ñu leen di jàngal anglais ci anam yooyu noonu te kontaan nañ ci ànd nañ ci parce que lële it's so boring okay having a text what is the main idea true or false vocabulary reading comprehension grammar at the end writing essay no so that was all for today. So this is what we believe that can really help us, that can improve our way of teaching English there in Senegal
And what we think is these are three main points that are like really important. They're not the only ones, but we do believe they are like the main ones. So first of all, we have to focus on teaching, listening, and speaking. Second of all, we have to focus also on teaching the phrasal verbs. And the third one is teaching the phonetics. We have to teach the phonetics. Okay, it's very important to teach the phonetics. And now we have other things that can be added to it. For example, like I said, like the visuals, or that the realia, because some people they learn, because some people are visual, like they have to see to learn. Some others they can just hear, others they have to touch. But most of the times, people learn better if they see, because we are mostly visual learners, right? So that's all that we have to tell you, and this is what we do at Django Fingerneck. So people that are already receiving our services when it comes to learning a language, when it comes to learning English, they see that we're not teaching them in the old way, which is just like teaching them the reading and the writing, the reading comprehension, and having the true or false, the vocabulary, the grammar, and so on and so forth. No, that's not what we're doing at Django Fingerneck. What we're doing is we focus on speak the language, understand the language, all right? Understand it and speak it. And then we are going to do our best to put the stress also on the phonetics, because it's very important. Very, 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 very important. So please, leave a comment. I'll be here. I can respond whenever I have time. Do not forget to go have a look at our website. Sign up. We are here to help you. We want to make this like a worldwide project. We would like to share our expertise with you. So that was Mr. Omar, the CEO of Django Fingerneck. I just tell you, see you around. Bye-bye.